mbokk yi ñu leen di dalal yéen ñëpp naan leen merci beaucoup di nuyu waa Trentino tamit naan leen nag tey dafa nekk journée spéciale ñu jël ko nag jagle ko ñi ngeen xamante ne mooy jigéen yi nekk fii ci Italie moo wax tan tey jigéen yëpp war fi teew am na ñu fi teew am na ñu fi teewul mais bu doon seen sago ñëpp teew fi ñuy nuyu nag ñi toog fii ci plateau bi yëpp muy son excellence Rokhaya Ba Touré ñuy nuyu ki nga xamante ne mooy monsieur Baye Diouf ak ñëpp ñu ñu àndal kon avant ñu dugg ci waxtaan bi rek dañuy pass ki nga xamante ne mooy monsieur Adama Diaw président de l'association des Sénégalais fii ci Trentino mu nuyonteeg yéen ba pare ñu doog a mën a jàll ci waxtaan bi. Chers collaborateurs, chères représentantes de la marraine mbokk yi yaakaar naa ni kàddu gi daanaka sax mënoon naa bañ a wax xanaa rek dalal ndax ki nga xam ne tey moom la ñu teertu fii dañ nañ ko rek xanaa massa yoon ci voyage bi wante nekkul koo xam ni gan la fii ci Trentino yaakaar naa ni bépp programme bu ñu fi def bi mu nekkee consul ba léegi à chaque fois dina ñëw wala mu yónnee yaakaar naa ni bi ñu mujjee def fii il y a 2 ans Tafa Konaté bi moom la fi yebal mu ànd ak délégation bu am solo tey bi ñu ko waxee bi passé mu ni bale amoon naa ngànt wante bii dinaa def lépp ba teewal sama bopp te looloo am te ñun ñi nga xam ne dem nañ ba rencontré consulat ba gis nañ xat-xat yi nga xam ni gaaroon na ko te tamit bu ñu ko waxoon tamit dañ ko koy nangul ndax ku nekk xam nañ ni moom mooy représenté li nga xam ni moo di gouvernement Sénégal fii ci nord bi mu di consulat général te ku nekk xam na ni suñum réew fii ak ñaari weer mi ngi jëm ci ay élection kon ku xam loolu xam ni kat muy ministère de l'intérieur muy ministère des affaires étrangères ku nekk fi mu nekk ni soxla na ko ngir rek élection yi nga xam ni ñu ngi ci jëm di élection présidentielle ci mois de février ñu organiser ko na mu gën a rafete wante tamit na mu gën a taaroo dañ koy ñaanal ndam ci loolu di mission boo xam ni gouvernement jox na ko dama ni du gan fii ci Trentino xëy na moom fàtte na wante bu ma juumul laataa muy nekk diplomate salle bii tey ñu nekk ñëw na fi ngénte kon moom daa bokk ci Trentino ba pare yàlla def lii di ndombal tànk bi di carrière diplomate bi mu entamé dab ko taxul tamit wax dëgg yàlla mu fàtte li nga xam ni moo doon démb bi yàlla defee mu toog lim njëkk a def mooy laajte na ba am suñu numéro téléphone woo ñu téléphone daal di saafoog ñun xamal nañu kat tàllal naa leen loxo ngir ngeen jàppale ma ci mission bi ñu ànd ci liggéey te loolu lu ma mën a seede la lu ma mën a firnde la ndax nag ba dimanche sax des fois dama koy oo ay heures yoo xam ne sax leer na ma ne maa koy yee ci ay soxla askan wi mais su ma waxee rek mënu ma waxal amul problème ma daal di ko egg li nga xam ni mooy soxla askan wi mu taxaw ca nam ca war a taxawee muy loo xam ne tamit fokk rek ñu seede ko kon su ko defee xam naa ni wax ji mën naa bañ a gudd ndax nag yaakaar naa ni damay dalal rek buñ fi ñëwee fédération bu tribune toog kilifa yi toog yaakaar naa discours bi ñoom ñoo ko moom kon xam naa rek li ñuy def mooy di gën a remercier son excellence madame le consul lii mu ñu defal lu rëy la si ñun te suñu mbégte la te wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lool di ko sargal di ko ñaanal ndam ci mission bi nga xam ni confiance bi nga xam ni moom la chef de l'État son excellence Macky Sall am ci moom di ko wax ni lañ ko waxoon ca lettre ba yaakaar naa lettre ba ñu bindoon Sanusi Sarr mi toog ñu ñaar ñoo ko bindoon ci turu Trentino Alto Adige ba mu toogee comme ni ñuy defal chaque consul bu toogee daal dina ko kat ñun pare nañ pour accompagner sa mission te loolu dama koy gën a dëggal gën koo dooli tey incha allah lii di mission bi te nag jàppale ko jàppale suñu bopp la ndax nag mën nañ ni carrière diplomatie ci réew mi la ko dalee kon dafa bokk si ñun kon nag li ñu mën a def mooy bu échecgee ñun suñu échec la bu réussir suñu réussite la ba tax na lépp lu ñu mën ngir jàppale ko ngir mu réussir ngir muy sagu képp koo xam ne immigré nga dinañ ko def te loolu bu ñu ko waxee xam ne si dara du ñu noppi ci di waxtaan ak moom di ko jox ay xalaat di ko jox ay conseils mu am tamit dalu dégluñu wante tamit oyof tamit wax dëgg yàlla
di ñu talal nopp à chaque fois ñu koy wax li ñu xalaat ci li réew mi di doxee kon su ko defee damay jeexale rek di yóbbante représente ki nga xam ne moo di marraine bi di madame Poulchery Sène li nga xam ne moo di suñu mbégte tey liggéey moo ko gàllankoor ci Sénégal mu yebal fi tamit délégation bu am solo mu di madame Flavia xam naa incha allah dana jël kàddu gi xam naa dañu ko war a wax sax ci italiano mais dina ci ñëwaat ak madame Ndeye Rama Ndaw Mbuub moom it mi ngi ko fi teewal ak soxna Ndeye Cissé Ndeye Xari Cissé ñoo fi teewal marraine bi foofu tamit am nañ fa seede ndax 2011 la yàlla def ñu nekk ci bopp association bi 2011 bi ñu demee ba bureau ne ko dañoo bëgg nga ñëw jàpp ci association bi booba ba léegi yaakaar naa ni loxoom jógu ci xam-xamam jógu ci alalam jógu ci dooleem jógu ci à chaque fois chaque année bu ñëwee li muy njëkk a def mooy ñëw ba suñ kër bu ñëwee ba sama kër toog waxtaan ak man ñu def les comptes mu yëkkati lu am solo teg ko suñu loxo ngir rek ñu gën a mën a doxal li nga xam ne moom lañ koy doxal loolu tamit lu ñuy seedeel askan la di ko ci sant di ko ci gërëm loxoom mës ta jóg ci association bi su ko defee bala maa jox ki nga xam ne rek moo di suñu kilifa di waa fédération Tiri Veneto dañuy gërëm suñu partenaires yi nga xam ni bañ leen waxee événement bi dañoo jóg accompagner nañu te nag dañoo accompagner bañ leen ko waxee sans arrière-pensée jàpp ci événement bi publicité bi ba ci lépp loo xam ne division la daal di mobiliser wu en masse ñëw yaakaar naa ne ku gis ni bis bi taaroo xam ni wuute naag yeneen bis yi doon xew moo lay wax ni rek partenaires yi jàpp nañ ci dugal nañ ci seen loxo te képp koo xam ne rek wax nañ la bis bi ñëw nga ànd seeg ñun sera l'occasion quand même ñu nuyu la syndicat bi nga xam ne moo di SALA di syndicat autonome des laboratoires africains yi Baye Diouf teewal ko fi moom it yaakaar naa ni liggéey bu rëy door na ko association bi yàlla def na am nañu li nga xam ne moo di seede maanaam benn siège boo xam ni lépp luy syndicat ak lépp suñuy problème ñun sénégalais ak suñuy jafe-jafe am na tawat yoo xam ni xëy na mënuñ koo tawat ci tubaab ñu comprendre ko mais bu ñu dee entre sénégalais te liggéey boobu tubaab yi defal ñu mën koo liggéey suñu bopp ñu ni léegi dañuy lëkkaloog SALA pour def ko mu ñëw tàllal ñu wax ànd seeg ñun di ñu former suñuy ndaw ñoo xam ni danañu toogal foofu ci postello bi nga xam ni moom la ñuy ubbi si Trento yaakaar nañu def lu du sant leen gërëm leen xam naa pour bañ a guddal wax ji rek damay nuyu képp koo xam teew nga fi teew fi association képp koo xam ni collaborateur nga képp koo xam ne rek bokk nga ci bureau ACSED wante tamit di tëjee di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo si Trentino Alto Adige excellence Trentino Alto Adige dafa am particularité yaakaar naa su ma nee particularité daf cee am mooy lépp lu xew ci Trento daa mel ni ci Bolzano la xewee lépp lu xew ci Bolzano daa mel ni ci Trento la xewee boo gisee ñu jataay bi demee daa mel ni waa Bolzano sax ñu fa waa Trentino te noonu lañ koy àndee moo xam ci daayira la moo xam ci association yi la yaakaar naa ne boo dee déglu Sanusi Sarr bu toogee sa bureau danaan la lépp lu ma wax Adama ko wax buñ ma wooyee téléphone ma woo ko ne ko nañ dem mu ne ma ñu ñaar duñu ànd parce que boo teewee mel na ni teew naa kon tamit mu di firndeel rek rafetaayu ànd bi nga xam ni mi ngi am ci Trentino Alto Adige di gërëm kilifa yi nga xam ni ay mag lañ ñu nekk ndaw ñu jiital ñu samp ñu seen loxo jógu ci association bi gunge ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant jeunesse bi mais nag di jeexal tamit di sant jigéen ñi ñoom it ndeysaan àllarba mën naa ne ba léegi ñoo ngi ci préparation fête bi waaw boo xoolee sax ñëwaguñ ci salle bi nekkoon ci waañ bi rek ngir mën a bégal ñi nga xam ne ñoo di sekkee ne ngéer yi lu nekk defar nañ ko indi lu nekk defar nañ ko indi ku nekk dina sa alal def ci ngir bis bi baax ñooñu tamit maa ngi leen sant leen gërëm te nag yàllaa ñu dimbali ba yàlla defee ñu ñëw ci bopp association bi dafa fekkoon association bureau bi yëpp di ay góor biñ ñëwee yàlla def jigéen ñu dugg ci gunge ñu wante mën naa ni li liggéey bi dem yëpp ñun ñu ci dara lépp jigéen ñi la moo tax ñu féet ak ñoom fare ak ñoom di ndokkeel association ànd jàppalante association des données sénégalaises del Trentino Alto Adige ñoom it ñëw nañ jàpp ci bis bi te ñoom nag li nga xam ni moom a gën a yéem ñun association provinciale lañ ñoom dañoo ñëw boole jigéen ñi nekk ci région bi yëpp former benn association former benn GIE boobu ba léegi di jóg di daanu ba tey macha allah kon ñooñu tamit wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gën a tàllal loxo di leen wax ni ñoo ngi seen ginnaaw ngir rek lépp loo xam ne mébét ngeen ko rek ngeen mën ko daan
di tëjale ci jeunesse bi ci ndaw ñi li leen di wax moo di yaakaar naa ni ñun lépp loo xam ne war nañu ko def ci association tey yaakaar nañ suñu wàllu wéy na ngeen gën a takku gën a jege si mën a jàng ngir ëllëg ngeen mën a jël leereen léegi xam naa incha allah bala ma jox ki nga xam ne moo représenté FAST bi dañuy bàyyi rek Sanoussi Sarr mu defal représentante marraine bi tuuti traduction après ñu jàll ci programme bi. bi ma koy njëkk a présenté boobu vice consul la buñ ko nommé ma dem ba bureau am nuyu ko mu rafetlu ko ne ma man de nuyante lañ ma ak yow waaye loolu doyul ñëw bi nga ñëwaat ba sama bureau di ma ko defal nii lu kawe la ci man ba keroog ñu nommé ko def ko consul. problème nag yi nga xamante ne dañ koy régler foofu yëpp bu dul woon ñoom ñun duñ ci mun dara parce que moom moo fi représentant légalu président de la république problème bu ngeen xalaat rek ci mbirum passeport mbirum ku wàcc liggéey ku feebar yëpp daf ñu ciy taxaw di ñu dimbali mais li ci ëpp solo mooy déglu bu mu ñuy déglu moo xam ñu jox ko suñuy point de vue moo xam ñu bañ a ànd ak moom ci point de vue mais daf ñuy déglu calmement man bureau am aw ma fa sens interdit chaque fois bu ma ñëwee damay fëgg sax ibbi mu ne ma Sarr kaay toog ñu def ay échange wax lu bari li mu la waxoon rek laa lay répété man du ma politique xam nga boo baree mbokk kii far fii kii far fii kii farfale boo defalee nànk rek problème dafay am waaye li la Adama wax laa lay feddali encore ñun xëy na yàlla moo ñu nattu rek ñu nekk ci kanam di dimbali nit ñi yéen yàlla dogal ngeen nekk suñu ay kilifa ñu jox leen seen wàccuwaay respecté leen parce que loolu moom mooy àdduna mu neex ñu mu naqañu loolu la suñu borom bi dogal kon dafa rafet tey nit ñi xam ne ne ñoom li ñuy def ba ñu ci am mbégte moom mii la ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal passeport léegi damay dem bureau passeport damay toog ak kilifa yi 4 jours mu pare léegi sax defaraat nañuy à part ak yi fa amoon yeneen procédures yi gën a baax mën nga dem demander pour ñu renouveler sa passeport mais nga dem fay DHL ñu yónnee la ko sa biir ba sa biir kër pour rek nit ñi dañ ko doon wax naan dañuy dem déposer toogaat dellu si ak liggéey problème yooyu di am kon yooyu dafa rafet jaadu aussi ñu wax yi nga xamante ne fekkoon na ko fi comme ay acquis ak moom fi mu fekk affaire bi yokku ko problème mu nag consulat sunu problème ñun ñëpp la moom bu liggéeyee fii ba l'an 2050 te ñun dimbaliwuñ ko tamit liggéey bi de du baax te ñëppay sonn defoon na fa salle de jeu pour xale yi nga ñëw fekk ñu jël si lañ sete ko daggate sànni donc aussi patriotisme ñun ñëpp dañ ko war a àndandoo di ko def ñoom sans ñoom du ñoo dara nome yi ñeen di nome nii bu ñu gisuloon ku ñu jiitee di leen dimbale ci liggéey bi kon seen poste des cadres du am benn sens waaw man message boobu laa doon bëgg a lancer rek pour xamal ne nit ñi ne ñoom ñoo fi sunu ay kilifa nañ leen jàppale am ay comportement bu ñu demee consulat ba dañ fay xuloo di fa saaga lu nekk dafay ne te moom bëgg-bëggam la am ay kilifaam yu nekk ci kaw mun na am lu mu bëgg mais bu amulee moyens yu mu koy defee à 100% du mun a dem te lépp ci kawam lay xëppwaat du dëgg donc moom dafa am fu mu mun a départ ak fu mu mun a yem li ci des ñeneen ñi nekk ci kawam dem nañ leen ko jàppale ñun ñëpp ñaanal ko ci liggéey bi yàlla defal la ci sutura ak ndam loolu daal laa amoon li ma la doon seedeel ci kanamu nit ñi wasalaam maa ngi jéglu baax a baax dina ngeen jërëjëf ndax nag li ngeen gis du dara lu dul Sénégal moo nu ñor Sénégal moo nu defal lu nu benn réew defalul ndax nag réew moo ganee àdduna am nga wareef ak réew moomu juddoowunu France juddoowunu Italie juddoowunu Amérique Sénégal la nu juddoo kon taxawaay yi rafet na waxtaan bi rafet na parce que du lenn lu dul am amuuru seen réew ndax nag bokk na ci jaamu yàlla kon Adama camarade wax ji rafet na kon soxna Sophie kan moo war a ñëw léegi kan nga nu war a présenté
ñu war a jàll ci ki ngeen xamante ne mooy monsieur Aliou Youm fédération des associations di Triveneto. merci bien ñu ngi leen di sant di leen gërëm nu ñëw kon nuyu mbooloo mi fi daje ku nekk ci turam ak santam di bég lool ci jël kàddu fii ci bés bi nga xam ne association ACSED moo ko taxawal muy bés boo xam ne yàgg nañ ko taxawal nu yàgg ko fekkee nu duppee ko intégration nuyu ñépp ñi teew ci salle bi waaye jiital ci nuyoo bi madame Rokhaya Batouré di consul général bu Sénégal à Milan moom ak délégation bi mu àndal wax nag su fekkente ne ñépp àndanu wax ko dina baax nu baamtu ko waaye ci baamtu bi man damay wax naan nit su fekkente ne xam na warugam xam na liggéeyam mu def ko man duma ko sant duma ko gërëm mais dama koy ñaanal ndax liggéeyam la xam na ne liggéeyam la daf ko def donc dañ koy ñaanal kon nu ñaanal ko di nuyu waa ACSED yépp di nuyu représentant association yi jóge Bolzano ñi jóge Treviso ñi jóge Brescia ñi jóge Milan di nuyu mon frère mon ami Baye Diouf ci intégration la ñu wax mu ngi def liggéey bu am solo ci wàllu intégration muy moom muy notre jeune frère Makhtar Bari ak ñeneen muy thème bu am solo intégration ndax dañu jógee Sénégal immigré ñëw fii ci réew mi bi nu ñëwee ci réew mi yàlla def na nun sénégalais yàlla may nañu loo xame ne xeet yu bari bugg nañ ko amuñu ko mooy wax dëgg yàlla nun intégré wu nañu bu baax a baax ci réew mi ndax sénégalais yi xamuñu lenn lu dul liggéey association daayira kër ga liggéey association daayira kër ga leneen seen yoon nekku ci kaw loolu itam ñu ngi dëppoo ak li nga xam ne moom la réew mi mooy chartu réew mi waaye itam fàttewuñu li nga xam ne mooy lii sunu aada ak sunu cosaan li ko wone gis ngeen léegi xale yi luñ fi def bokk na ci li nga xam ne moom mooy xumbal bés bi mooy xumbal jotaay gi wàllu intégration nag ñu ngi koy waxtaanee ñu ngi koy def waaye dañuy ne dañ ko war a gën a yokk googu lu tax nu si gën a soñña nit ñi dafay tax ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité sénégalaise yi seen liggéey yomb bokk na ci li yombal seen liggéey moo tax nu war a gën a soñña nit ñi gën a soñña njaboot gi ci wàllu intégration boobu su loolu weesoo nu nuyu ki nga xam ne moom mooy marraine bés bi muy Poul Chéri nekku fi naam waaye xam nañu ko xam nañ ne su fi nekkoon dina doon vraiment loo xame ne lu kawe la ci moom ndax Poul Chéri xam nañ ko yàgg na du tey bokk na ci jigéen yi nga xam ne fédération FAST tànn na leen décoré leen fële ci Pordenone ci journée de la femme bi nu defoon le 8 mars 2011 xarañam bugga boppam bugga askanam taxoon na ak ni mu sooboo di liggéey ci communauté bi
taxoon na su mooy mu bokk ci jigéen yi nga xam ne tànnoon na leen ci 8 mars boobu sargal leen fële ci Pordenone kon su fekkente ne jël nañ ko tuddee ko bés bi tey gii bettuñu mérité na ko nuyu soxna Fa Diop ak présidente daayira Maam Jaara mi fi teew soxna si Guèye di leen wax ne leen journée bi yéen a ko moom yéen lañ ko tuddee yéen lañ ko duppee intégration de la femme africaine lañu wax nu gën leen ci soñña ci seen taxawaay ci biir kër yi ndax wax dëgg yàlla ni ko Adama Diaw waxee xëj na bu njëkk nun góor yi rek ñoo fi nekkoon jigéen ñi nekkuñu fi waaye bi ngeen egsee lu bari ci la defaru ci kaw loolu nag nu soñña leen ñaan leen ngeen gën ci taxaw gën a soññ seen moroomu jigéen yi ak xale yi surtout nu jëm ci côté googu seen njëriñ xam nañu ko ni ko sëñ Mansour si borom daara gi doon waxee rahimahullah nee na jigéen ñi ñooy cric balaa ngay xam njëriñu cric nga crevé soo crevé soo amulee cric rek nee na bu boobaa di nga jaaxle waaye nu nit jaaxle woon nañu waaye bi ngeen ñëwee ci la jàqari bi deñ kon nag yal na yàlla yàggal taxawaay gi. Cari amici, cari fratelli, siamo oggi qua in questa sala tutti assieme per celebrare la giornata dell'integrazione. Siamo molto lieti di essere qua tra di voi. Come dicevo in Wolof prima, certo abbiamo immigrato da paese nostro per venire qua, però abbiamo trovato delle braccia che ci hanno accolti apertamente e ci hanno dato il benvenuto. Prima di tutto vi ringraziamo per questo. Questa giornata è dedicata alle donne e hanno scelto come madrigna Pulcheri Fen, che conosciamo benissimo, che è una donna molto ingaggiata nella comunità ma anche nell'imprenditoria e che aiuta molto la sua comunità. E dicevo che non è la prima volta, perché nel 2011 la Federazione delle Associazioni Senegalesi del Triveneto, che è una federazione creata per aggregare tutte le associazioni che sono nel Triveneto, la scelta tra le donne che hanno ricevuto una distinzione a Pordenone nella giornata delle donne l'8 di marzo nel 2011. Quindi già sappiamo il cammino che ha fatto e che sta facendo nella sua comunità, ma anche nell'integrazione della sua comunità nel tessuto socio-economico del territorio. Vi ringraziamo moltissimo per il vostro aiuto, vi ringraziamo per essere qua tra di noi e il messaggio che vorrei far mandare a tutti è che dobbiamo sempre continuare a lavorare perché questo ponte della solidarietà, questo ponte dello scambio sia sempre ben tenuto per facilitare anche i rapporti umani, soprattutto tra di noi. Ringraziamo tutti. Non vorrei tenere molto il microfono perché altri devono anche prendere la parola e dire la loro. Quindi in poche parole andiamo avanti per una convivenza civile tra di noi. Grazie a tutti.
di ziar bu baax nag soxna Fatou Modi Diop mes hommages madame di ziar délégation Bolzano bi fi nekk yëpp di bég ci yéen du nu tàyyi di ko wax nag ndax du suñuy wax de l'absent le plus présent Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ne asgor mooy soppi dëkkam kon wane ngeen ko firndeel ngeen ko consul ñuy bég ci yow toujours de wax dëgg yàlla di kontaan ci yow parce que dañuy wax ne kilifa goo gis njabootam moo koy jàmbaaral te ñun ñooy seen njaboot te ñun yéen la ñuy tiitaroo yéen la ñuy sagoo. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw ba ñu sante yàlla julli si sangi-sangi yi di Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu consul mi fi teew di ko jox wàccuwaayam di nuyu Adama Diaw di nuyu ñu fi teew ñëpp nag. association ànd jàppalante nag mu ngi juddu gannaaw bi fi consul ñëwee yoonam bële sa Bolzano ba mu waxtaanee ñun ba dem si la ñu waxtaan ñun tam suñu biir Trento Bolzano Merano Lavis Riva ñun ñëpp jigéen ñu àndandoo ñu ne nañ def association ñëpp àndal si kaw nag consul nag ba nga fa ñëwee woon nag moo indi woon lii ñu def suñu association nag ànd ko nag ñun ñëpp nag jàpp si Adama Diaw mii nag jàppale ñu bu baax a baax a baax ak ku mel ni Mamadou Gueye itam jàppale nañu bu baax a baax tam si association bi ñu leen di sant di leen gërëm ñu ànd si nag ak jigéen ju jàmbaare muy Pulchérie Sène ba ñu sampee association bi suñu assemblée Pulchérie dafa yëkkati xaalis bu takku ne maa ko def si association bi maa ko jàppale association bi ñuy dox di dox jamonoy dox yàlla dimbali ñu dañuy jàppale Adama da si jàpp ñoom Mamadou Gueye ñu si war a jàpp ñëpp di si jàpp ñoom maxu ñëpp di si jàpp maxu bari ñuy jàppale ba yàlla def ñu ubbi suñu compte bancaire di def suñuy activité di ëlbati suñuy loxo suñu biir rek lépp suñu biir ba yàlla def nañu am suñu compte am suñu xaalis li si des nag ñu daal di koy am suñu partie IVA yooyu daal la ñu am daal consul ñu la koy yëgal daal waaw léegi nag am nañ daal ab fond bu ñu am nag si fond bi ñu am nag si kaw loolu nag bu ñu consul jàppale woon wala état Sénégal jàppale woon jigéen ñi tamit day gën a baax ndax jigéen ñi moom ñu ne fii jàmbaar lañu lool macha allah ku leen jàppale ñu dem ndax ñu ngi dem ak seen propre moyen kon nag ku leen jàppale rek ñu dem maa ngi gërëm ñëpp maa ngi nuyu ñëpp jërë ngeen jëf wasalaam dama mënul wax nag. ndeysaan sénégalais fu nu tase rek lu nu def mu barkeel ndax dañoo bëggante te dañu fonkante kenn ku ci ne da nga nawloo sa morom looloo tax ñun ñu neex dañu neex ñun gis nga boo bëggee nit boo yéenee nit jàmm da ngay neex loo wax mu saf nit ñi gën di mbindéef noonu la meloon lu mu mës a wax mu saf nit ñi parce que dafa jubóo ak boppam balaa muy jubóog yàlla kon soxna Sophie Dior ñu déglu na nag déglu gan gi nga nuy waaj a jottali ñu janloog moom. Merci beaucoup monsieur Pape Gassama kon dañuy jàll rek ci ki ngeen xamante ne le consul général du Sénégal à Milan madame Rokhaya Touré. gouverneur yi fi jaar yëpp bind nañ ko xam nga lu nu bind dañu bind ne ñoom xam nga ñun bi nu nekkee soldat Malick dañu jàppoon ne bu ne on nous tue mais on ne nous déshonore pas ñun dañ defoon ni ñun soldats yi ñoo ko moomu ndeketi déedéet maam yi ñoo ko liggéeyoon démb Pinet-Laprade daf ko bind mu ne dafay xool bataillon bi armée bi di progresser di ratisser terrain bi mu gis du nu daw te gis na ne naanunu sàngara doppewunu mais gis na ne am na ñu nekk ak ñoom ci seen biir mooy sunu mbokk géwél yi ñoo ànd ak ñoom nee na bu géwél yi di wax ñoom dañuy gën a ñeme bal yi dañuy gën a progresser sur le terrain kon ku ñeme dañ laa dëy son excellence le 7 mars 1820 ca dëkk bu ñuy wax Ndeer jigéen ña dañ faa def lu rëy ndax xam nga lu nu def yéen xale yi may leen ma nopp li tax jigéen mën a taxaw nii li tax ñu war a fullaal jigéen
li tax ñu war a faydaal jigéen te ku bëgg a yokk ci àdduna da ngaa teral jigéen ndax yàlla moo ko teral. bés booba Linguère Fatim Khourey dafa taxaw naar ya ñëw bëgg leen a takk ñoom ñëpp def leen ay jaam góor ña dem tool ñee dem géej benn góor newu fa màggat ya rek ñoo fa des ak jigéen ñi keroog jigéen ñi danoo takku def lu rëy danoo boole seen bopp résister dàq naar ya waaye ba naar ya demee naar ya dande nan wàññeekuwaat xam naa ne war na noo sonn ba nu ñëwee fekk leen xam nga son excellence du nu def delu taxaw wane seen bopp jigéen ju nuy wax damay fàtte tur bi moom moo jóg taxaw Mbarka Dia moo ne bëri jóg taxaw def discours boo xam ne nii Garmi Pire day déggu discours boobu ndax day daw ci deret keroog ñu ne ñun jigéen ñi kat lu ñuy def mooy mënunoo joxe suñuy bopp ñu ñuy takk ay jaam kon ëllëg dafay ñaaw nanu dugg ci néegi taal suñu bopp loolu mooy talaatay ndeer kon son excellence wane nga ne Garmi Pire nga wane nga ne jigéen pire nga parce que la ma wax ci sama njëlbeen wax ne sunu maam Samori Touré moo ko wax mu ne donne l'épée à la femme elle te montrera le chemin de la gloire kon son excellence sagal nga nu yàlla na yàlla doole sagal te sàmm la. bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum mbokk yi may nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen nag balu ak gannaaw ba ma leen bàlle ak ba noppi di sukk sama ay di leen tàllal sama ay loxo képp ku ma fi fekk yaa xam kilifa aada nga yaa xam kilifa association nga wala nga nekk kilifa yaa xam loo mën ci jiite ci réew mi man Rokhaya man leen jox sama loxo di la nuyu bu sedd di naan asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. su loolu yëpp weesoo nag xam naa jël kàddu dina ma xaw a diis lool ndaxte accueil bi témoignage yi sama xol fees na lool dëgg rek laay wax. dafa am lu Adama wax ma koy remercier au passage ndax dafay président boo xamante ni président bu taxawu askanam la ndax Adama amul guddi amul bëccëg amul samedi amul dimanche amul jour de semaine heure boo nekk mu ngi jéem a xool li nga xamante ni mooy njëriñu askan bi mu ngi jéem a xool lan mooy problème mu askan yi di ci jokkoo am man ànd cee nag ak frère am muy Sanusi mii nga xamante ni moo nekk Bolzano te yaa ko wax sànq Gassama ne Trento ne Bolzano benn bopp la kon yàlla na ànd gi yàgg yàlla na ànd gi sax. di kontaan nag ci journée bi nga xamante ne fi nañ ma oo ma ñëw fekk fi sama ay càmmiñ ndax dama fee fekk sama ay càmmiñ fekk fi sama ay camarades di ci jiital nag Baye Diouf mi nga xamante ni ñun dafa nekk référence yi ñun nekk mag di ñu conseiller di waxtaan wante itam di dox ci lépp loo xamante ni njëriñu askan bi la fekk fi waa FAST waaye nag fekk fi sama ay camarades ñun ñu ngi ni toog ànd ak sama rak mu jóge Sénégal wante nag li ñu waxee fekkee ko ci boole mën daal di ko ànd ak moom waaye damay bëgg di kontaan ndax man fu ma gis jigéen ji góorgóorlu fu ma gis jigéen di jàmbaar fu ma gis jigéen di teg ay pas man Rokhaya damay fier kon Tata Fatou ñu ngi lay sant di la gërëm di la sàttagal di la jox ca wàccuwaay
di la xam ne nag ñu ngi seen gannaaw ñu ngi seen kanam wante heure bu ngeen gestoo rek xamal leen ñu ngi taxaw ngir jàppale leen la main dans la main ñu liggéey ndax le président moo ko wax. Gassama da nga wax léegi benn mbir da nga ne ku bëgg a tekki ku ne teral jigéen président Macky Sall moom da koo comprendre ndax au cœur de son plan il a mis en exergue les femmes et les jeunes ndax ku jàppale jigéen jàppale borom kër ku jàppale jigéen jàppale njaboot te bu njaboot baaxee askan baax kon nañ ñaan kon nañ jàppale jigéen ñi. ma def taa Fatou am lu mu wax dama gën a bégaat encore ndaxte mënoon naa fi jaar jàll ñu ne jàll na fi amuñu benn njëriñ waaye boo demee gis la nga bàyyi ci gannaaw am na lu mu jur mooy wane na la nga fa dox si woon caaxaan woon tax gu ko woon wante itam wane na seen farlu ak seen bëgg-bëgg ak seen yitte yi nga xamante ni lañ fi waxee woon jëfee ngeen ko ndaxte nag volonté dong mooy yeggali kon yal na leen yàlla tate jàppale leen ba ngeen yeggali ak seen sago kenn naka ma sonal muy Poul Chéri di sama mag ndaxte ndombal tànk boolewu ma ak moom àddinaa ñu boole woon muy lu yàgg Adama wax na ko ñëw naa fi ndax am naa mag bu nekk fii ci yéen di sëy fii ci yéen waaye Poul Chéri àddinaa ñu boole woon waaye ba bi muy dem Sénégal mu topp ma consul suñu GIE bi consul jàppaleen suñu GIE bi consul suñu GIE bi ngeen xam ne itam témoignage yi fi nit ñi wax ci moom bu ko jëfee bu ko jëful man bokk naa ci ñi nga xamante ni bi ma toogee ci consulat bi di joxe ràññee ñi nga xamante ni ñoo askan bi ñooy taxawal di jàppale askan bi Poul Chéri bokk na ci du man rek du waa FAST rek kon nag dafa wane ne njàmbaar gi mu taxawee ak taxawaay gi mu taxawee kon ñun ñëpp nañu jàpp te xam ne incha allah am ngeen nag comme da ngeen ne intégration le premier modèle jël leen ko ci Poul Chéri mi nga xamante ni mooy seen intégration waaye bu loolu yëpp weesoo ma jël exemple si man ndaxte man nee naa leen maag yéen la woon démb tey ñoo nekk ëllëg it maag yéen lay doon sama borom kër a ngi fii sama njaboot a ngi fii dama seesi woon ndombal tànk de indiw ma waaye yàlla ak mbiram may dox di dox ba tàmbal tànk fekk ma fi waaye nag dama ne moomuma ko ndaxte ndénkaane la ndénkaane bu ñu jox Italie yàlla jarale ko ci sama ay loxo kon ala kuli al damay rendre compte te ala kuli al moo xam tey la moo xam suba la moo xam gannaaw suba suñu borom rek a xam waaye leen rek laay ñaan na ma duggee woon yéeg ci escalier ne asalaamualeykum ñu dalal ma ak jàmm bés bu may génn da leen tàggu bu kenn ne cam te bëgg naa fay bàyyi loo xamante ni dañ koy xool te benn paa xas na ba am ndaxte Gassama dafa def histoire te yaakaar naa histoire boobu ñun Sénégal si ni ñu téye ba léegi di ko doxee muy mag ñi am luñ fi bàyyi am luñ fi jëmbat ngeen wax nag intégration waaye ma leen di fàttali itam ne intégration ne veut pas dire non plus assimilation ndax nit ki da ngay fonk sa bopp jël say valeurs ka nga fekk si itam nga xool la baax ca moom nga jël ko boole la nga yore ndax man parfois damay posé wu question bu fekkee ne yaay intégré nañu comme il se doit njaboot gi duñu am benn problème ndax lan yàlla dafa dogal yaay laa am fii ay njaboot waaye bu fi xale yu juddoo dem école ba nekk tubaab bi ñu leen straniero nga dem Sénégal vacances ndax xale bi du yàgg vacances weer la fay am ba 45 jours ñu ne ko tubaab bi léegi nag kooku su fekkee yaay ji mu def la part des choses ba war a mën a xam naka lay taxawee naka la war a defee moom intégré ba bokk ci dëkk bi te du fàtte ay valeur am ba mën ko inculquer doomam bu ëllëgee xale bi fan lay bokk jàngat bu baax a ngi noonu kon leen ci bàyyi xel bu baax a baax ci intégration di leen sant di leen gërëm di kontaan encore une fois wax ndax du ndaxte wax dëgg yàlla bëgguma jël kàddu gi di ko monopoliser ndax xam naa ne namoon naa leen wante yéeni namoon ngeen ma
non seulement namm ngeen ma waaye xam naa ne mbébét yeeg soxla yi bëri na kon ma leen di taataan di leen déglu lu ma ci war a mën a indi apporter éclairement ma defaral leen ko di sant na di gërëm bu baax li ngeen fi wax lépp man kese mënuma ko ndax consulat ba kat bu doxee équipe moo tax mu dox ndax benn lam du yëngu te benn loxo itam du tàccu kon man damay jëlaat encouragement yi nga wax lum di si boole man ay félicitations di ko jëmale si sama personnel di ko teg ci loxo Tafa Konaté bi nga xamante ne moom laa àndal nii tey ndaxte nag neexul ba neexul waaye bu ñu waxtaanee rek nag xam ne ay jéego am na ca consulat ba dëgg-dëgg ñu ngi jéem mot leen nag suñu borom rek ko mën mot lee wuñu waaye ñu ngi jéem te ay jéegoo ngi am te ñu ngi avancé kon may sant di gërëm personnel bi nga xamante ni ñoo may taxaw di ma jàppale ba mu mën a dox ba askan wi war a mën a toog di reconnaître ne liggéey baa ngi dox te ñu leen di jàppale ndax nekkewuñ fi nag lu du jàppale askan bi kon bu ko askan bi sentiree rek ñun suñu xel war naa war a mën a dal di leen sant di leen gërëm bu baax di leen jégalu nag ci kàddu gi xam ne lu ci dëng rek sans matadi la waaye sama yéene ëppoon na li loog jazakallahu laa xeyran jërë ngeen jëf ba si kanam. Merci. Sono emozionata di essere qui a rappresentare la mia grande amica Pulcherie che si trova in Senegal e mi ha chiesto di rappresentarla oggi qui con voi. Sono molto lieta di essere a fianco del console Rokhaya, una donna, una grande donna dico io, anche se non ci conosciamo, come grande è Pulcherie, perché io ho saputo apprezzarla in questi anni, ho saputo conoscerla, una donna che si è integrata benissimo, che credo, posso dire, ha aiutato tantissima gente e sta aiutando tantissima gente, tante donne. Mi è piaciuto sentire il presidente del Triveneto parlare dell'importanza delle donne. Vi voglio dire che il nostro Presidente della Repubblica Italiana nel discorso di Capodanno non ha parlato delle donne e della violenza sulle donne, che è un tema a noi molto caro, perché il mondo non va avanti senza gli uomini, ma non va avanti senza le donne. E io ho potuto conoscere Pulcherie quando facevo la Presidente delle donne artigiane qua in Trentino, perché ho un'impresa, ho 2 imprese a dirle il vero, e Pulcherie è entrata nel nostro direttivo e si è integrata benissimo anche in quel contesto, per poter dare il suo aiuto alle donne che lavorano, perché bisogna conciliare, perché si lavora, perché oggi non si può fare a meno di lavorare, e si ha la famiglia. Anch'io ho 3 figli, quindi so cosa vuol dire lavorare e portare avanti la famiglia, perché per me la famiglia è la prima cosa, però senza il lavoro non si vive. E quindi mi è piaciuto anche sentir parlare il presidente del Ponte, perché oggi il tema dell'integrazione, scusate, so che siete stanchi, però volevo farvi arrivare anche le mie parole. Io ringrazio anche che mi ha tradotto, perché ho capito un po' tutto quello che è stato detto. Il tema dell'integrazione mi è molto caro, perché oggi se i popoli non riescono ad integrarsi succede quello che succede. Credo che per voi, con la vostra associazione, con le varie associazioni che si sono create, sia già un buon passo, perché voi siete arrivati qua per dei problemi nel vostro paese, altrimenti credo che il vostro cuore vi farebbe rimanere in Senegal. Io sento che Pulcherie ama il suo Senegal, però si è integrata talmente bene che sta bene anche qua. Poi ovvio che ha problemi con la mamma e si trova a dover andare in Senegal spesso, però il suo lavoro è qua, ha saputo far lavorare tanta gente e andare avanti. Quindi da un problema bisogna trovare la risorsa e l'energia per dire non è un problema, è un'opportunità. Quindi voi siete in Trentino, avete organizzato l'associazione, è una grande cosa,
Altre realtà non lo hanno fatto ed è per quello che ci sono i problemi, non per voi, ma per qualcun altro che magari non si comporta bene, per quello che vi chiama straniero. Io non mi permetterei mai di dirlo, però io sono io. E quello che succede magari un domani a una donna dietro l'angolo, che magari un'altra persona, di un altro popolo, arrivato qui per ovviamente vendere l'accendino, come diceva lui. All'inizio vendo l'accendino, però poi come Pulcherie ha organizzato un'impresa di un certo livello, sa dare lavoro a tanta gente, aiuta tanta gente, e questa è l'integrazione. E il ponte dei popoli riuscirebbe a far smettere tutte le guerre, però ahimè non succede, perché chiunque gira è in pericolo per qualsiasi testa malata che riesce a creare dei disastri. Quindi io sono veramente contenta, lo dico col cuore, di essere qui oggi con voi e vi ringrazio tanto. E posso dire ancora una parola di Pulcherie, che veramente ha dei valori che io ho ritrovato in lei fortissimi, mi ha saputo aiutare in momenti difficili anche a me stessa, quindi io devo dire grazie a Pulcherie e ringrazio tutti voi. Grazie. Al Console Generale il mio saluto deferente personale. Saluto tutti voi senegalesi che venite da Trentino, da Bolzano, mi pare anche dalle varie parti di questa regione, per dirvi che io ho conosciuto la storia del vostro grande popolo molti anni fa, quando ragazzo leggevo i versi di Senghor, che mi entusiasmò molto e che lessi ripetutamente. Quindi viviamo in un momento difficile, in questo momento particolare, perché in questo paese vi è un governo che ha emanato quello che si chiama decreto sicurezza e che ha ostacolato il concetto, la realizzazione del concetto di accoglienza, la realizzazione di un'integrazione possibile fra tutte le persone che vivono in questo paese ma che vengono da altri paesi. L'Italia nei vostri confronti ha un grande debito, perché voi siete venuti qua da molti anni o da pochi anni, ma avete speso le vostre energie con difficoltà per realizzare voi stessi, ma per portare un aiuto anche a questo paese, che si avvale proprio delle vostre forze e delle forze di molti vostri amici che vengono dallo stesso paese, del grande continente africano. Io ho ammirato in voi questa sera il modo di esprimersi senza odio, senza risentimento, però con una generosità nei confronti di questo paese che vorrei dire non vi ospita, nel senso che voi siete qui a pieno titolo proprio per realizzare i diritti che noi cerchiamo di difendere in questo paese. Quindi di questo noi vi siamo molto grati, con il mio amico Arifi che qui con me rappresenta il Partito Democratico del Trentino. Vi siamo grati e confidiamo che le cose cambino, che la politica cambi non solo in Italia ma anche in Europa, perché dall'Europa dell'Est, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, da una parte dell'Austria c'è questo vento orribile che sta soffiando e che soffia contro lo straniero, per non parlare degli Stati Uniti d'America. Quindi io concludo dicendo lunga vita ai senegalesi, lunga vita al Senegal, viva il Senegal! Grazie.
moom moo fi nekkal ministère yi te Olof Ndiaye dañ ko la fees loo ku ne moo la yàpp loo sa diggante moom defe naa ne kooku soxob suukar na rek yëngal naan wala yëngal tuur rek te Olof Ndiaye ne ànd bu yàgg bi yëpp dëgg la waxal li nga bëgg a wax waa Abdou Diouf dëgg la ñu ngi jégalu nag bu baax ndax ay déggoo ñoo wax di leen di dox loolu bokkul ci tekki waaye fu ñu jëm rek moo xaw a sori bu ñu ñëwoon ñàkk ba def lii nag ndax policier bu baax la ku gore la ak seen Fallou ñu ngi koy bëgg fa mu nekk waxal la neex tàggoo rek. kon ñu rafetlu délégation Daïrama Chéri di nuyu nag jigéen ju baax ku bëgg Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar Sy soxna si ñoom lay wax mes hommages soxna Fatou Modou Diop di wax kon Daïrama yaa fi dogal pour Chéri kon ñu ngi lay déglu. madame la consul di ko nuyu ak ni ñu àndal ñëpp di leen nuyu di leen sant di nuyu tamit waa Trentino Alto Adige pour Chéri Sène moo ma yónni waaye nag loo gis lu ko yëngal la ko ëpp doole maa pour Chéri barki démboo Njaay rek la daf maa gis bëggal ma boppam te nit nag ku la bëgg moom amul sa fay waaye nag jëmm ji la ma booleel muy Ndeye Cissé ndax ñoom ñaar démb la tey soog a ñëw Ndeye Cissé nag dafa mënul wax rek man nga xam ne maa ko raw mu ne ma Daïrama waxal ma pour Chéri Sène moo ma yónni ci ñëpp Trentino Alto Adige nee na waa association ACCET jiit bi di Adama Diaw ci kaw bu ci suuf bàyyiwul kenn pour Chéri nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ndax nee na lépp fii la dooree Rovereto ngeen di ay càmmiñam jàpp ko te jàpp bi nekk dëgg moom muy seen jigéen nekk benn ci seen biir nee na cofu leen ko benn yoon te nee na nag séeréer la boo leen ko cofoon dina xam boppam tamit du nuyu suñu présidente Fatou Diop man li may wax nii pour Chéri moo ma yónni pour ma wax nee na Ndioba mi ngi lay gërëm di la sant ndax yow tamit yaay jiite jigéen ñi muy association GIE bi nekk Merano Bolzano Trentino Alto Adige te ba nga jàppee ba léegi bàyyiwoo nee na lenn rek nee na la bëgg muy ànd bi nee na ànd kóllëre ak fidélité nee na loolu la bëgg ngeen ànd ko ak moom ndax nee na amul kudul yéen madame le consul jour bi la pour Chéri di woo këram laa toog lépp wax na ma ko rek nga taxaw ci bés bi wax bu baax ngeen bëgg kaa yàq bàyyi leen loolu continuer sa wax bu baax di wax daal moom nee na kontaan na daal ci Trentino Alto Adige kontaan na ci waa ACCET nee na nag mi ngi ñëw ak yéeneem loo xam ne lu mu xeeb trop mi ngi joxe enveloppe boo xamante ne elle est en état de grossesse très avancé booy ni ko ibbee di ngeen xam ne seen jigéen cofu leen ñun waa association ànd jàppalante nag te présidente bi di Fatou Diop moom moo dimbali lii pour Chéri jox ko waa ACCET loolu Adama Diaw pour Chéri Sène nee na lii ay bic de marque de valeur la nga jox ko say invité moo la ko jox ay bic ñu ngi waajal li ñibbi waaw waaye kii sama jigéen la yéen jigéen ñi pour Chéri Sène moo ma yónni ci yéen jigéen ñi pour jigéen ñi déglu leen Sène moo ma yónni ci jigéen ñi Trentino Alto Adige nee na xam na ni kër yaa ngi set waaye dafa gën bëgg mu gën a set pour góor ñi gën a bëgg joxe na ñetti carton détersivo yoo xam ne du ménage sukaay dootu leen taal cuuraay da ngeen di pomper ci seen i miir yi rek te du takk mi ngi ci oto Ndeye Cissé bu ñu paree yëpp nañ ko distribuer nee na ku manqué ñu bind ko wala ñu dem ca bureau ba indiwaat ñëpp jox ñëpp loolu la def lépp nag ci Ndeye Cissé la ko teg ndax ñoom ñaar démb la merci beaucoup
Merci. bés bu rëy la bés bu màgg la tey li koy mott li mooy dégloo ñu wax li nu fi indi ñu jële fi yokkoo fi continuer ci liggéey bi Concile bésu tey bi ñu jagleel ko jigéen ñi di loolu la ñu wax ñu ne l'intégration de la femme africaine en Italie yow sa jëmm rekk nga dox ci lu rëy ak ñi nga àndal ndax bu nu xoolee sunu cosaan ñëw Sénégal xool sunu diine jigéen daf cee dox jéego bu rëy ne mooy joxe prix mooy son excellence madame Rokhaya Ba Touré kon léegi nag prix de reconnaissance ma woo vision diaspora vision soxna Sophie Dior mu xool nag tur yi ak moom ak président Adama. waaw premier prix bi monsieur Adama Diaw moom moo koy jox son excellence madame le conseiller général Rokhaya Ba Touré. Madame Rokhaya Touré moom moo war a remettre prix bi nga xamante ne mooy dañ ko dédié à madame Boucheri Sène. ñuy woo monsieur Baye Diouf. ñuy woo monsieur Serigne Cissé. su lu weesoo nag dañuy jàll ci li ngeen xamante ne mooy prix de l'excellence ñuy woo association ànd jàppalante ñuy woo aussi monsieur Mamadou Gaye. kon ñuy jox prix bi tamit ñi nga xamante ne ñooy association ànd jàppalante. ñuy woo tamit Diaspora Vision di woo association FAS di woo association Souffle Verde di woo association Savannah Onlus di woo LMS Media jaajëf mon frère jaajëf. waaw mbokk yi ñu leen nuyu di leen ziara sargal yi nag
yaakaar naa ni ñëpp ñu ngi ko jox dañoo liggéey ci tund wi ba ñu ràññee leen te képp koo xam ne jël nañ ko ci mën na fi teewal ñi fi nekk ñëpp yaakaar naa ni ndoorte la incha allah dañuy bëgg rek képp koo xam ni bay nga sa laaj ci tund wi jëriñ dara askan wi ñun buñ la ràññee ñu mën la di la sargal ndax nag li ñu gas wax léegi rek jëf ju rafet moom rek am solo nekk na loo xam ne du suulu ba mukk lii nag moom accès def ko ñu ràññee ci entreprise yi ràññeeti également ay personnalité loolu ndimbalu képp ku nekk ci askan wi la te ñi ñu ko jox ñëpp ko mérito yaakaar naa ni incha allah liggéey bu wéy la liggéey bi continue la képp koo xam ne dugal nga sa loxo ci soxla askan wi incha allah accès dina delloo njukkal parce que accès li ko ñor rek moo di askan wi. bala ñoo jox madame la consul dañoo bëggoon rek tuuti li jëm ci wàllum postelo bi excellence accès dafa signé ak syndicat bu ñu naan Sala benn convention yàlla def la Savana am siège daal di ñu abal seen siège boobu pendant 1 mois ñu formé ci ay jeunes ñoo xam ni ci askan wi la ñu bokk nekk ci association bi defal leen benn formation syndicale boo xam ni lépp loo xam ni document la lépp loo xam ni sette-traite la lépp loo xam ni visa la lépp loo xam ni regroupement familial la dañ koy traité fii ci Trento envoyé ko à Milan daal di leen ko jëbaat yi nga xam ne ñoo di askan wi loolu mooy li nga xam ne tey moom la ñu bëggoon ci kanam tuuti nga jege Baye Diouf di egg fële ñu wax la nan la liggéey bi nga xam ni ak set ak sala ñi ngi koy def ci postelo immigration bi nga xam ni ubbi nañ ko bu loolu weesoo nag après ñu jox son excellence mu nuyoo ndax nag comme ni nga ko xamee dina nuyoo waane ñi béegut ndax nag askan wi dañoo yittewoo waxtaan ak moom waxtaan bi nag dañ koy organiser képp koo xam ni bëgg nga rek waxtaan consul bi nee na bu dee fanaan sax mën naa fanaan képp koo xam ni yitteewu nga waxtaan ak consul bi na nga bindu ci kanamu njàmbe su ko defee li nga xam ne moo di kii bi day continuer journée bi consul bi dana retiré wu daal di jël audience Sénégal yi nga xam ne tamit yittewoo woon nañ gis ko te jotuñu woon Milan. waaw jërëjëf président Adama Diaw di wax ne mbégte la tey am convention boobu avec parce que li nga xam ne moom lañ seetlu te ñun ñu ko yàgg di wax defaral suñu bopp moo di ne suñ mbokk yi su wax ak ñoom wolof mooy li leen di gën dimbale ndaxte soo déggee ñuy wax defaral suñu bopp moo di ne mënuñ jël suñ soxla yëpp teg ko ci seen loxo autorité yi parce que su boobaa duñ leen yombal liggéey bi il faut que ñuy dem di jokkalante ak yéen parce que yéen ñun ngeen fi nekkal di leen yëgal li nga xam ne ñu ngi koy dox suñ koy def moo dafa nekk lu normal parce que tey fii kenn rek moo fi am autorité mooy le consul général ici dans le nord c'est pas Baye Diouf c'est pas Adama Diaw association yi ils ont un caractère privé l'administration Sénégal moom rek moo fi am un caractère public donc dañoo war di jokkalante li war bay suñu waar nag moo di ne taxaw di liggéeyal xeet wi ci làkk bi nga xam ne moom lañ xam ñaareel bi moo di ne wax dëgg yàlla association bi nii mu def nii su ma yeboone association yëpp dañ ko war a def madame le consul su ko association yi defoon problème yu bëri dina wàññeeku xam naa ne xam nga ci dara ndaxte suñ mbokk yi fu ñu soxlaa dañuy yónnee message surtout léegi WhatsApp damaa bëgg a def lii damaa bëgg a def lii kon naa ne su ko association yi jëlee en charge liggéey bu bëri di lu bëri dina wàññeeku ñaareel ba du ma yem ci association yi daayira yi tamit nañ fexe ñuy yëngu ci luy mel noonu nañ leen ci pousse waaw parce que nag ñoom ñoo ëpp doole téeméeri yoon association yi ñoom yore nañu ay kër yore nañu ay bureau mais daayira sëñ Mamour saa yu fi ñëwee da koy wax daayira yi du julli baax na joxe topp sa sëriñ baax na mais sëriñ si yëpp suñ fi ñëwee dañuy wax nañu jàppalante ci suñ biir te Italie gii nag wax dëgg yàlla ci mbirum social liñ ci mën a jàngee liñ ci mën a def dafa bëri barki démb xale ba accidenté woon Brescia te gaañu ca ditaam kii ba daanu mu gaañu benn tubaab daf koo liir laajte di laajte ba gis ña ko xam mu jox 1000 euros ne ko maa leen ko dimbale ci liir journal rek donc ñun li ñuy jàmbat di yaakaar ne sax
suñ nguur daf ñoo war a jox wala ñun dañoo war a yëkkati jox suñ organiser woo rek dëkk bi xaalisan fi boo xam ne te tubaab yi wax dëgg yàlla defuñ dara lu dul yéeween Caritas ñëpp xam nañ ko du dara lu dul daayira Caritas daayira la daayira chrétien la mais daayira la maanaam église bi ñoo ko def te Caritas moyens yi ñu am état du Sénégal sax xamuñ ko kon nag ñun suñ góorgóorloo suñ daayira yi loolu mën nañ ko am te loolu lañ leen di ñaanal tey nit dafa dañoo war a bàyyi nit gaañu rek ñu jëndal ko billet lu baax la waaye nit ku nekk ci coono ñu taxawu ko utal ko avocat orienté ko loolu foog naa ne ñun lu ñu war yëpp la waaw su boobaa ñoom li ñuy def rek jàpp ci suñ loxo ñu yëganteeg ñoom ñu dooleel ñu loolu rek la ñuy ñaan kon nag madame le consul ñu ngi ñu ngi inauguré tey officiellement volantine yaa ngi nii donc ci siège bi nga xam ne ñoom am nañ ko ak jeunes yi nga xam ne volontaire nañ ci lépp lu ngeen soxla jaratul di dem ci yeneen sportello yi sportello italien yi yeneen syndicat yu baax lañ mën nañ liggéey seen liggéey xarañ na trop waaye nag làkk bi moo uti peut-être compréhension bi des na wax dëgg yàlla ñu wax leen léegi nag comme ni may waxee ñun créé wuñ syndicat pour concurrencer yeneen syndicats yi dañoo mottali liggéey bi nga xam ne ñoom foofu la yem te association yi lañ koy bëgg a def kon nag madame la consul on peut déclarer l'ouverture waaw. consul général Rokhaya Ba Touré fekk nag tey ñu amoon fii fête boo xamante ne moom lañ ko jël pare na ko ma bàyyi ko mun leen teg mbokk yi rek ba pare ñu doog mën a dugg ci waxtaan bi. maa ngi nuyu sénégalais yi ñuy déglu ak di leen seetaan mais di leen remercier encore une fois te di leen féliciter di leen encourager yéen waa Diaspora Vision di si profito nag di souhaiter tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année ci 2019 bi. di ñaan rek at mu nekk atum jàmm atum naataange mais surtout atum paix que vraiment qu'on unisse les cœurs te li ñu jëm jot ne dëgmal ko muy le 24 février ñu dugg ci ak bisimilah génn ci ak alhamdulilah rabil alamina lépp dans l'union des cœurs. merci beaucoup son excellence dama bëggoon laaj rek tey nan nga gisee bés bi lu day nu Trentino fii tey ñu jël jigéen ñi bëri nañ fi lool mais ñu jël journée bi marrainer la ko qu'est-ce que ça vous fait. xanaa vraiment une fierté incommensurable ndaxte c'est pas la première fois que je viens à Trento. J'ai été là quand j'étais pas encore consul général. Je suis revenue. Mais ce qui m'a donné le plus de bonheur et d'orgueil et de fierté, c'est que quand je suis passée, j'ai eu un entretien avec les femmes. Je leur avais demandé de s'organiser et d'essayer de travailler la main dans la main. Et aujourd'hui, je suis là. Et c'est l'association des femmes qui m'a accueillie. Ce fut vraiment un bonheur. Cela voudrait dire que les leçons et les conclusions qui ont été tirées lors de notre dernière rencontre ne sont pas tombées dans l'oreille des sourds. Et elles ont eu la volonté de continuer et de mettre sur pied leur GIE qui s'appelle And Jàppalante. Son excellence gis naa sànq ci discours yi jigéen ñi vraiment bëri na ñoo xamante ne dañ la remercier ci lu bëri ci lu baax yow loolu nga def noonu jigéenu Trento rek tax nga koy def wala jigéen ñëpp nga koy defal. xam nga Sophie boo nekkee yaay ñu dénk la teg ci da nga tëdd njaaxaanaay du Trento rek. ndaxte yàlla dafa dogal son excellence le président de la république am kóolute ci ñun rawatina jigéen ñi kon bu ma dénkee njaboot gi nga xamante ni moo nekk ci Italie rawatina nag 8 régions yi am naa yaakaar ne lii am Trento mooy dox ci yeneen dëkk yëpp waa Trento nag dañoo ñàkk ki ñaan baax wax ka waaye na am na ñeneen ñu koy wax wante dama gis ne waruñ koo wax ndaxte man je me dis toujours que ne c'est un devoir. ndaxte itam buñ ñu fi tegee liggéeyal askan bi moo ñu fi wax
kon nag dañ ko war a def bu ñu neexee dañ ko war a def suñu neexul dañ ko war a def c'est notre travail on le fait mais nag di leen remercier parce que ñun dañuy jàpp ne ay encouragement la mais nag sas la itam ndaxte loolu mooy li ngeen di def gis nañu ko kon dool yi daf ñoo war kon loolu nag wax dëgg yàlla ñu leen siy sant di leen ci gërëm ndax ñoom gis nañu liggéey bi ba reconnaître ko et on demande que ça ndax lii la ñu président sant lii moo tax mu tànn ne léegi damay tànn ci seen i biir ñu toog jàppale leen ndax ñoo gën a miin dëkk bi ñoo gën a xam seen ay problème kon loolu mooy day wane ne encore la vision du président wax dëgg yàlla xamoon na ko gisoon na ko kon am naa njort ne lam ci doon jublu xëy na am na ci vraiment réussite te ñu koy ñaan mu yokku te gën a jëm kanam. kaddu yi rafet na lool son excellence tey nag di journée boo xamante ne dañ ko jël tamit aussi am thème buñ ci indi mooy intégration de la femme africaine en Italie lan nga mën a wax ci loolu. waaw c'est vrai parce que man daanaka mën naa ne dama bëgg jigéen ju intégré ndax dëkk boo ci nekkee te intégré wuloo dafay am lu bari loo xam da lay raw ci dëkk bi te dama gis ne comme dama yaakaar ne boo nekkee ci bërëb li nga war a njëkk a def li jiitu ci intégration mooy jàng làkku dëkk bi soo jàngee làkku dëkk bi ba noppi xam ne yow ak ñi fi nekk yéen a yemi droit ndax da ngay liggéey di fay taxe tubaab bi fi nekk di liggéey di fay taxe kon waroo am limite délimiter sa bopp surtout bu la yàlla defee nga bokk ci dëkk bu mel ni Sénégal nga xamante ne ñi ci ëpp bu ñuy ñëw dañu indaale seen ay diplôme ñi indaale seen ay xam-xam ñi indaale seen ay mën-mën kon dañ war a def ba góorgóorlu ndax kenn ku si nekk ambassadeur nga rawatina nag man damay jël mel ni Trentino dañoo am benn référence muy Pulcheri ñëpp gis xam njàmbaaram gis ni mu intégré woo gis ni mu taxawoo ba léegi muy taxaw di jàppale ñi di leen former kon wax dëgg yàlla dama gis ne je suis encore fière et très orgueilleuse de la communauté sénégalaise te Trentino nag wax dëgg yàlla bokk na ci communauté yi nga xamante ni duñu indil nit ñi coono consulat bokk mën naa wax coono gi demeewul noonu ndaxte c'est un vraiment communauté boo xamante ni yaru nañu xam nañ seen ay droit xam nañ li ñuy def te jëm nañu bokk fi ñu nekk ba ñu ràññee leen ci ba jox leen benn gëdd gi ndaxte boo gisee tey ci salle bi ay avocat ñu leen fekkee ko ay tubaab ñëw toog fekkee ko kon cela veut dire que jaxasoo nañu ak nit ñi nga xamante ni ñoom lañ fi nekkal et on ne demande que ça ndaxte maintenant avec la globalisation wax dëgg yàlla y a plus de frontières kenn mënatul wax ne dëkk bi diw moo ko moom dëkk bi kenn moo ko moom il faut ñu nangoo bokk xam ne planète bi ñun ñëpp ñoo ko bokkoo kenn ku si nekk béy si sa waa mais nag dans le respect des lois de la dëkk bi nga xamante ni foofu la ñu nekk. si say biir kàddu sànq ci bi ngay jël discours dégg naa ngay wax lu jëm ci njaboot gi tamit ci intégration bi wax nga ci lan nga ciy dolli lan ngay ñaax jigéen ñi tamit ci côté boobu. mooy li ma waxoon rek naam dañu war a intégrer mais intégration ne veut pas dire assimilation dañu war a intégrer mais en préservant et en conservant nos valeurs ndax te nag wax dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire ñun am na loo xamante ne si lañu maam yi yaree nampatal ñu si tette ñu si kon bu doon sama sago itam même bu fekkee ne xale yi fi leen juddoo yaroo fi màggee fi itam am les mêmes droits que doomu italien yi fi nekk ndax man toujours ma leen di wax ne yéen a bokk dem di école man mënuma concevoir nga ne man parce que sénégalais laa damay dem école kii italien la dafa ñëw école dafa maa war a dàq jàng déedéet ndax la ngeen di jàng yéen ñaar nañ ko yemale kon niveau ba bañ leen teg yow waroo nangu kenn ku la raw kon nag fii itam ñun dañu war a jàppale suñu ay doom intégré leen boole leen xamal leen itam fii nañu bokk ci naam waaye nag bu ñu fàtte itam ne lu muy métti itam on est des sénégalais te am na suñu ay valeurs yoo xamante ne à la kuliyal il faut ñu jëm ko conserver mais inculquer ko xale yi ba ñu xam seen bopp xam seen diine xam seen dëkk xam seen culture. merci beaucoup son excellence ñu bàyyi la rek nga wax sa dernier cadeau. waaw li may tëjee rek moo di ne instant bii nii ñëpp xam nañ ne dañu jëm ci ay élections te am na lu Baye Diouf wax sànq ndaxte nee na diaspora am na lu président son excellence Macky Sall commencé def kon visionnaire bi ñuy wax ci moom mu ngi ci ndaxte bu fekkee ne le premier décret ni ko Baye Diouf waxee te ñëpp d'accord ci bi mu njëkk a signé c'était un décret bi nga xamante ni diaspora ñoo ko moom mu ëlbateeku am programme yu bëri yu mu tëralal waa diaspora ndax fees bi gis nañ fa mu ko jëlee ak fa mu ko yóbbu social bi dans les ambassades et consulats gis nañ fa mu ko jëlee fa mu ko yóbbu ak projet de retour yi nga xamante ne teg na ko fi pour
pour ñi nga xamante ni lépp di ba rax ci dolli kër yi nga xamante ni ak terrain yi nga xam ñu ngi koy baal te ndax léegi lépp loo xamante ni ñu ngi koy tëral Sénégal président bàyyi na wàll ak pàcc waa diaspora kon ñu siy naan rek wax dëgg yàlla xamoon na ko gisoon na ko waaye comme ni Baye waxee nañu yokkaat nañu dolliwaat ndax dara du doy mais xam naa ne président moom Moustapha te diaspora ndax lu muy def dugal ci waa diaspora ba ci discours bi le 31 décembre moo ci mujj ñu njëkk nuyu diaspora bokk na si ñi nga xamante ne ñoom la njëkk sargal nuyu leen kon waa diaspora maa leen di xamal ne itam fi ñu jëm président naka jekk mosu leen bàyyi gannaaw président mosu leen naa fàtte te ba léegi yéen a ngi ci ay biir programme am te bii itam xam naa am na leneen lu mu leen dencal di ñaan nag le 24 février ñu dem si ak jàmm ak salaam dans la sérénité te xam ne incha allah rabbi dañuy ñaan yàlla dugg ci ak bisimilah génn ci ak alhamdulilah doxal ko na nga xamante ne ñi fi daan jaar yëpp noonu la daan doxee muy dans le calme te dans la transparence Merci beaucoup Amine Tignani. Kooku doon son excellence madame Rokhaya Touré ñu koy remercier bu baax ba d'avoir accepté aussi plateau bi. Merci beaucoup à vous et nous vous souhaitons encore bonne année. Assalamu alaikum téléspectateurs Vision Diaspora ñoo ngi fii tey toog ak soxna Fatou Diop Mody nekk présidente association And Jàppalante kon soxna Fatou tey ñu lay laaj lan moo tax ngeen sos association And Jàppalante. waaw jërëjëf Gassama maa ngi nuyu téléspectateur yu Diaspora Vision di leen wax ne And Jàppalante li tax ñu sos ko ay jigéen la yu dëkk fii si Trentino Alto Adige bi gis ne war nañoo taxaw di liggéey comme si yéen morom yi jigéen ñi di liggéey jigéen ñooñu nag ànd diggante Trento Rovereto Riva Bolzano Merano fépp fu jigéen nekk si Alto Adige bi rek ñu booloo ànd nekk benn pour liggéey pour mën a jëm sa kanam loolu moo leen tax a jóg. jërëjëf soxna si sa wax rafet na loolu yi ñuy wax naan asgor daal mooy soppi dëkkam jëmmal nga ko kon soxna Fatou Diop Mody ñu lay laaj ñu ne da ngeen di waaj bés bu rëy muy le 9 mars muy bés boo xam ne da ngeen ko jagleele jigéen ñi te ñu xam ne si ci sunu histoire le 7 mars 1819 na nga xamee ne ni 1820 na nga xamee ne ni jigéen ña nanu def ca talaatay ndeer kon nag yéen bés boobu dama ne waa Sénégal ñoo ko moom kon nag yéen bu ngeen dee jigéeni Sénégal ñëw ba bitim réew nekk nag ay Sénégalais de l'extérieur taxawal di waajal bés boobu ñu lay laaj naka ngeen ko waajee ak motuwaay yi ngeen di jël ak place ba ak ñi ngeen di woo ñëpp ci seen bés boobu ngeen di def le 9 mars. waaw Gassama jërëjëf waaw ñu ngi fas yéene organiser bés journée de la femme nag ku ne xam ne le 8 mars la comme le 8 mars nag bésu àjjuma lay doon jigéen ñi taxaw ne dinañ def le 9 mars ñu def journée de la femme ñu organiser ko nag sa Bolzano li si oo nag képp kuy jigéen li si oo góor ñi tamit ñu xam ne ñooy suñu doole di bàyyiwuñu kenn daal ñu ngi oo ñëpp sa Bolzano ndax mooy première feetu association And Jàppalante ndax mësul organiser fête ba mu ko organisé ba léegi li si oo ñëpp nag li si oo Diaspora Vision li si oo ñëpp bàyyiwuñu kenn képp ku safoo rek And Jàppalante rek ñu ngi lay ñaan si bés boobu nga ñëw teewe ko incha allah di si oo consul général di si oo ñëpp nag ñu ngi si oo ñëpp bàyyiwuñu kenn. kon dama ne woote bi dégg ngeen ko And Jàppalante ñoo ngay woote ca dëkk bu mag boobu ñuy wax Bolzano moo tax dañu wax ne sunu maam Samori Touré moo ko wax te du sunuy wax mu ne donne l'épée à la femme elle te montrera le chemin de la gloire kon nag bés la boo xam ne ni jigéen ñee woote ca Bolzano ñu bëgg na kenn bañ a manqué bés boobu ñëpp fulaal bés boobu parce que nag bésu jigéen ñi la te jigéen ñi nag dama ne ku bëgg a dem da ngaa sargal jigéen ñi ndax jigéen yàlla moo ko teral te jigéen moo nuy defar te jigéen mooy defar àdduna kon ñu ngi leen di woo ñëpp di woo Sénégal yëpp fi nga xam ne mooy Vision Diaspora fi nga xam ne fii la And Jàppalante ñëw ànd ak seen présidente bu mot présidente bi di wax nag di remercier nag waa Bolzano di dëkk bu rëy di dëkku Garmi kon daal soxna Fatou Mody ñu ngi kontaan te di la wax nan mooy sa kàddu tàggoo ak ñi nga xam ne nii ñooy téléspectateur Vision Diaspora. naa rek Gassama di remercier yëpp membre association And Jàppalante bàyyiwuma kenn association bi xale yi jàppante nañu xale yi bëggante nañu macha allah xale yi tamit yëg nañu
seen présidente macha allah ñu ngi liggéey ñu ngi jëmale seen dëkk kanam suñu xawee kii sax ñu ne lu ñuy def xale yi daal bu ñu sañoon egg bu kawee fu sori ku leen jàppale daal ñu dem incha allah daal ma leen di remercier nag association ànd jàppalante xam ne aw ma seen fay yàlla mi am fay nag yàlla leen fay di remercier nag nee nañ nag doo lay jën nag ndox ku mel ni Adama Diaw xam ne bàyyiwuñu ma nekk président ASEC toujours gu jot mu ngi suñu wet mu ngi ñuy jàppale guddi suba ngoon bëccëg ñu ngi koy remercier di remercier tamit góor ñi xam ne ñu ngi siy jàpp ñëpp siy jàpp ñun bu ñu yëkkatee di def góor ñi ñoo ñuy jàppale amuñu doole mais góor ñi ñoo ñuy jàppale wax dëgg yàlla kon nag ñu ngi remercier ñëpp bàyyiwuñu kenn fu ëpp waay nekk daal ñu ngi lay remercier di xaar nit ñi nag si journée boobu muy le 9 mars incha allah sa Bolzano képp ku soo feew rek association ànd jàppale ñu ngi la say xaar leen si xaar yéen ñii yéen Diaspora Vision di si xaar ñëpp daal bàyyiwuñu kenn jafe ngeen jëf. ñu ngi kontaan di wax ne Diaspora Vision bi nga xam ne nii moo xew ci jamono amoon mbégte nag tey di dalal ki nga xam ne nii mooy présidentu àndu jàppale di nit ku baax di nit koo xam ne nii ku bëgg Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar Sy di nitu diine kon soxna Fatou Diop moo di yow yéen waa li nga xam ne nii ñooy ànd jàppalante ku ngeen woo mu ñëw kon ñu ngi nuyu di ziaraat téléspectateur bu Vision Diaspora yëpp di kontaan ci yéen di rafetlu nag wax fa dëgg yàlla déglu bi ak seetaan. ñoo ngi fi ngeen xamante ne mooy Trento ñëw fekk fi nag ay soxna yu yanj yoo xamante ne dañoo ñëw toogal fi ki ngeen xamante ne dañ ko mariné ci journée bi ma bàyyi leen rek ñu wax seen tur sànni si quelques kàddu. waaw asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ndeye Rama Ndaw dëkk Bolzano ñëw représenté fii Pulceli Sène nga xamante ne waa Rovrito Trentino Alto Adige ñooy def tey seen journée marraine ko mu yónni woon ma nag ñu ñëw fi mu def fi ay teraanga jox ko waa ACSET ak association ànd jàppalante bi nekk fii ci Trentino Alto Adige doon gërëm ay càmmiñam nga xam ne dafa yàgg ak ñoom tamit di gërëm ñi nga xam ne daf ñoo jàppale ñun jigéen ñi association bi nekk fii mu def fi ay teraanga ñu indi woon ko daal mu doon nuyu ñëpp di sargal ñëpp ñaa ngi nuyu ñëpp di sargal tamit di nuyu consul bi madame la consul taxawaayam tamit rafet na fi def na fi geste bu rafet ñëpp ñu rafetlu ko ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf. merci beaucoup fi à ma gauche tamit maa ngi toog soxna su yanj ma bàyyi ko rek moom tamit mu sànni ci quelques kàddu mu mun ñu wax nag ci soxna soosu lan la ñu mun a wax ci kooku. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man la Ndeye Cissé laa tudd waaye si ñun gën maa xam man la Ndeye Khady Cissé ñu gën maa xam si Ndeye Cissé maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant si bis bi di nuyu madame la consul di nuyu ñëpp ak délégation bi gi ma àndal man nag ñun ñoo fi teewal Pulceli Sène moom miñ marraine bis bi wax dëgg yàlla muy jigéen ju jàmbaar ubbi na fi entreprise bu mag boo xamante ni ñëpp a ciy liggéey muy sénégalais muy tubaab muy étranger yëpp daal ñu ngi fiy liggéey wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ñun ñëpp daal mi leen sant bëggoon naa teewe nag bis bi waaye nag dafa fekk voyage bi da ko jatt daal moo tax waaye bu sañoon fekk ka daal waaye xelam ak xolam yëpp mi ngi fii maa ngi leen di sant yéen ñëpp nag di leen gërëm dama xawatalee mën a wax nag jërëjëf. merci beaucoup soxna si ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax naan leen nag ñii dañuy liggéey ak soxna soosu nga xamante ne dafa yor société am te ay sénégalais di si liggéey ak ñeneen ak ñeneen di bay seen wàll ci waar bi lan nga ma mën a wax ci thème du jour bi tey liñ naan intégration jigéen africaine fii ci Italie. waaw intégration jigéen fii ci Italie moom ñëpp xam nañ ko ndax xam nga nag jigéen ñi moom surtout jigéen ñi sénégalais yi ñoom jàmbaar lañu. ndax li leen dañ ko commencé suñu dëkk bu ñu ñëwee fi tamit GIE yi ñuy def ak association yëpp dañ koy def rek ci dimbalante entre nous moom Pulceli Sène tamit mu nekk ci femme battante boo xamante ne guerrière la boobu ba léegi ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul def fi dita boo xamante ne comme ni ko sama naataango bi waxee rek Ndeye Cissé ibbi dita boo xamante ne ñëpp ci la ñuy yëngu xam nga di intégrer femme immigrante yëpp nga xam ne seetul rek sénégalaise alban xeet yëpp la ci boole taal ci biir ñëpp gis ci seen bopp. ñun tamit ñun ay femmes sénégalaises yoo xam ne tamit dañuy soog a doon ibbi suñu association di def petit à petit ay tout petit commerce daal di ñaan yàlla daal ñu intégré ba am tamit moom li mu am loolu daal ñun loolu laa gis daal. merci beaucoup soxna si ma leen di wax rek dañoo nekk ay jigéen yoo xamante ne vraiment dañoo intégré parce que ñu ngi bay seen waar
ci tool gi comme niñ koy waxee ba tax na tamit indi nañ ay cadeau yoo xamante ne tey ci journée bi jox ko jigéen ñi nekk fii ak góor ñi tamit du jigéen ñi rek ñu leen di remercier bu baax a baax naan leen rek jigéen baax na góor baax na fu waaye mënut a nekk rek na nga bay sa waar ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax. comme ni ngeen ko xamee ñoo ngi fii ba léegi Trento ci journée d'intégration bi nga xam ne association des sénégalais de Trento moo ko organisé ñoo ngi toog ak fii nag Adama Diaw mooy président association bi xanaa ak Adama Diaw ñu jéem a def bilan wu journée bi ak waxtaan ci perspective yi Adama na nga def. maaleykum salaam Malick li may njëkk rek d'abord moo di remercier leen ci seen déplacement bi vraiment fi ngeen jógee sori na ba Trento uniquement rek pour ñëw ànd ak ñun ci journée bi. di vraiment am mbégte ci collaboration bu sincère bi nga xam ni depuis ñu door événement bi ba léegi waa Vision Diaspora ànd nañ ceeg ñun mu di liggéey bu mucc ayib mu di collaboration boo xam ni fii si Trento Alto Adige rafetlu nañ ko te bu ñu sañoon incha allah day nekk collaboration boo xam ni dañ koy pérenniser muy loo xam ni day sax loolu daal moom mbégte la di remercier nag délégation fi jaar yëpp. yaakaar naa ni consul bi ñëw na ak délégation bu am solo madame Rokheba Touré ñu koy remercier au passage fédération des associations du Tir-Veneto ak Ali Youm ñu na fekk délégation bu am solo association yi nekk Bolzano kenn desut ADS ànd jàppalante association des données sénégalaises yi nekk si Trento Alto Adige également ñëw fi mais également tamit am ñu fi ñëwee andi fi vraiment apport boo xam ne am na solo lool ñëw ak seen doole mais également tamit ñëw ak seen koom-koom ñëw jàpp ci bis bi mën naa ni su ma nee damay def bilan bi c'est positif vraiment romb na sax loo xam ne njortoon nañ ko di ci sant suñu borom bu baax mais nag di ci gërëm nag ñi nga xam ne vraiment ñoo déplacé wu partout en Italie que ça soit à Brescia, Milan, Padova, Treviso, Bolzano, Rovereto, Trento kenn desut loolu rek vraiment fierté la. waaw Adama ku wax association wax social yéen ci wàllu social fu ngeen ci toll. waaw yaakaar naa ne association bi moom bi ko li ko lal dëgg-dëgg moo di social bi ci wàllu social bi yaakaar naa ni naam suñ koom-koom demewul noonu ba nga xam ne dañ mën di comp ci kees gi di dimbali doomu aadama yi mais yaakaar naa ni fii li may wax ni ci télévision laay waxee am na firnde yaakaar naa ne lu si bëri ci li nga xam ne tamit moo di dossiers yi nga xam ni nekkoon na ay séjour yu am problème dox nañ ci ba nga xam ni ñooñu dañoo seen séjour. ñoo xam tamit également amoon nañ séjour fii si Trentino demoon Sénégal yàlla def seen séjour daal di fa jeex def nañ la tout ba lijjante leen Laos bañ dugaat ci biir réew mi ci loolu également ci biir association bi am na ay médiateurs culturels yoo xam ni fépp foo xam ne rek réfugié ma nga fa di Sénégalais di ñu koy woowee profughi dinañ ko taxawu ngir gën ko yombalal li nga xam ne moo di làkku kàllaama gi muy ci hôpital yi mu di bu demee tribunal mu di également tamit à chaque fois ñu leen di woo ci ay réunion di leen sensibiliser. mais également tamit seen problème majeur li ëpp solo seen problème yi mu di këyit surtout carte d'identité ak passeport ak extrait de naissance ñun également tamit ñu ngi ci yëngu bu baax di leen jàppale suñ kéemtulaay kattan bañ mën a jot seen i këyit jafe na nag mais ñu ngi ciy bay suñu laaj te yaakaar naa ni loolu ñu ko def ci wàllu social bi. bu looyee solo également bépp Sénégal boo xam ne nekk nga fi am gàllankoor association bi taxaw na ci rapatriement de corps yi yaakaar naa ne bu dee di koom-koom mais le volet administratif. taxaw bu ci war mais également tamit fëgg buntu Sénégalais bu nekk laaj ndimbal à chaque fois muy daayira yi muy fépp foo xam ne Sénégalais dëkk na fi ci province bi dinañ fëgg sa buntu kër laaj ndimbal ba mën a dimbale sa njaboot ki loru loolu également tamit association ak sociale ay temps amoon nañ ko daal di ko defoon mu di loo xam ni caisse sociale la woon boo xam ni maanaam dafa àndoon ak assurance mais li nga xam ne moo ko gàllankoor moo di comme ni nga ko xamee. ñu bëri duñ dut teg parce que ñun demoon nañ ba signé ay accord ak ay assurance yoo xam ni bépp Sénégal boo xam ne nekk nga fi am gàllankoor assurance bi si taxaw ci ki nga xam daa feebar ba ki génn àdduna lépp association bi da si doon taxaw di ci fay loo xam ne lu am solo la mais boo xoolee bu ñu ko daan def maanaam bu fekkee association bi mi ngi ci 150 personnes boo xoolee bi ñu lancé affaire bi première saison bi yaakaar naa ne 25 rek ñoo ci adhéré. donc après ci la ñu xool yeneen possibilités yoo xam ni dinañ mën a jaar foofu ba dimbale Sénégalais yi ci seen gàllankoor rawatina nag ñi nga xam ne tamit nekk nañ fi ba yàlla moom may leen fi ñu xool nan la ñuy def ba jàppale leen ba delloon seen askan te loolu yaakaar naa ni boobu ba léegi association ma ci jox ay jéego di sensibiliser Sénégalais yi mais également tamit di lijjanti li ay koppar yoo xam ne dañ leen mën a yóbbu ci ces Sénégal ñu tëdd ci seen i njaboot.
Adama laaj bu mujj bi gis nañ ne yéen ak syndicat bi nga xam ne suñu mag suñu xarit Baye Diouf moo koy jiit ci la bokk muy syndicat bi nga xam ne mooy travailleurs africains yi nekk fii ci diaspora bi gis nañ ne da ngeen a signé benn convention est-ce que mën nga ñu ñëwal ci affaire bi nan la demee. waaw en fait ñu nag syndicat autonome des laboratoires africains yi di SALA ci njëtalu Baye Diouf effectivement signé nañ benn convention boo xam ni convention de partenariat la maanaam collaboration. fii si Trento postelo immigration bu ñu fi ubbi maanaam nekkul ne mooy traiter les dossiers maanaam ñun dañuy rassembler les dossiers yi nga xam ne ay sénégalais ñoo ñu ko envoyé am nañ ay boo yoo xam ne defal nañ formation bi yàlla dimbali nañu sax ci biir association bi am na si ñoo xam ne ñu ngi woon ci lu mel ni ay ANOLF donc def formation syndicale mais également tamit mën a xam nañu taxaw askan wi ñooñu également tamit ñi ngi ci biir ba nga xam ne bépp dossier bu ñëw li commencé ci certificat de mariage li commencé ci set Trento li commencé ci comptabilité bépp dossier bu sénégalais am ak bépp jafe-jafe maanaam ci conflits sociaux yi maanaam jafe-jafe yi nga xam ne nga am ci biir sëy yi yooyu yëpp association bi dana ko traité par rapport ak syndicat bi bépp dossier bu ñu indil dinañ ko transmettre au syndicat ñu traité ko daal di ñu ko envoyé waat ñu mën ko envoyé waat ji ba ci li nga xam ne tamit moo di ñi nga xam ni am nañ problème mu dem nañ ba Sénégal am fa ay problème visa yooyu yëpp ñu ngi si doon dox ak syndicat bi di SALA yàlla dimbale nañu rayante nañ ba am benn siège boo xam ne mi ngi au cœur de Trento boo xam ne day ubbi boo yoo xam ne vraiment am nañ Pastef di suñuy rak di suñuy jarbaat di suñuy doom volontaire di ayantoo malgré seen liggéey mais nag di ayantoo di sacrifier dara seen jot ngir rek uniquement pour dimbale askan wi nga xam ni yittewoo nañ li nga xam ne moo di kayit yi. waaw Adama xam naa foofu la ñuy jeexalee lan mooy perspective yi ak dernier mot bi. waaw perspective yi yaakaar naa ni yaatu na li nga xam ne mu suñu kanam également yaatu na yaakaar naa ne postelo bi tudd nañ ko léegi mais également bu roweesoo postelo bi. ñun ñi ngi xool nan la ñuy def ba bépp Sénégalais boo xam ni yaa ngi fii am jafe-jafe ñu gën cee mën a taxaw te loolu ñu ngi koy dox boo xoolee li nga xam ne def nañ ko mooy tous les membres képp koo xam ne membre nga nekk ci association bi dañ la defal benn tracé boo xam ne dañuy mën a permettre ñu mën di la suivre mais également tamit di mën di xam bépp jafe-jafe boo am ñu mën a di topp def nañ également liggéey boobu ñu naan recensement des Sénégalais yi nekk ci province bu Trento. bind nañ lettre questure bu Trento ñu tontuñu maanaam fi may wax ak yow ni tey bépp Sénégalais fépp fu mënti nekk ci territoire bu Trento commune bu mënti nekk bu fekkee ni jafe-jafe am na fa rek man bu ñu ma ko signalé dinaa xam ban Sénégalais la loolu liggéey boo xam ne tamit def nañ ko benn lettre boo xam ne bind nañ ko promesse ñu tontuñu indi ñu lépp loo xam ne rek résident sénégalais la boo xam ne nekk nga en règle fii si Trentino association mi ngi lay suivre loolu également tamit ñu ngi ciy liggéey maintenant yaakaar naa ne 2011 ak léegi bëri na man nag fi mu nekk nii li may ñaan mooy vraiment xale yi nga xam ne ñu ngi si ginnaaw di liggéey lu bëriwul dara ma jéem leen a quand même pistonné pour ñu dem vraiment liggéey ci association bi ñun ñu nekk ci ginnaaw di leen conseiller fi nekk ñun loolu lañ ci des parce que nag yaakaar naa ni lépp loo xam ne mënoon nañ ko ak lépp loo xam ne bëggoon nañ koo def ci association bi def nañ ko ci léegi nag je pense que bal bi mi ngi ci kaw xale yi heureusement xam nañu charge bi leen di xaar ñi ngi formé wu ñi ngi suñu wet ñi ngi leen di formé xam naa ci kanam tuuti incha allah dinañ ko doxal ren li ci bees ci journée bi moo di awards yi parce que dafa am ñoo xam ne ay entrepreneurs sénégalais lañ ñoo xam ne ay association lañ ñoo xam ne dañuy sacrifier lenn seen temps pour askan wi ñooñu à chaque fois tamit ñun dañ leen di bàyyi xel yaakaar naa ni awards yooyu damay profiter de l'occasion ma féliciter waaye Diaspora Vision parce que nag quand même c'était très sélectif li tax également tamit mu sélectif moo di affaire bi dañ koy xool par rapport ak utilité bi nga xam ni organisme bi am na ko ci nga xam ne moo di société diaspora bi te loolu bu ñu ko seetloo dañ ko gis Diaspora Vision muy égalité équité mais également tamit muy koo xam ne amul fenn foo xam ne féete na fa buñ ko mën a féetale képp li ñu seetlu mooy képp koo xam ne Sénégal am ay ambition pour la diaspora boo ñëwee Diaspora Vision dañ la dalal laaj la say ambition pour diaspora bi muy loo xam ne tamit ñun li ñu yittewoo la parce que nag ñi ngi jëm ci ay élection di ñaan yàlla élection yi ñu jëm yàlla defal ñu si jàmm defal ñu si ndam mais élection yi également tamit tax na candidat yi fi jaar yëpp ñun à travers Diaspora Vision xam nañu vision bi ñu am ci diaspora bi léegi danañu mën a permettre ñu gën a mën a segg gën a mën a tànn ki nga xam ne tey yaakaar nañu bu faloo dina mën a amal gën a njëriñ askanu diaspora bi. jërëjëf Adama sa dernier mot la. waaw sama dernier moom mooy di gërëm ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo si Trentino Alto Adige d'abord ndax nag say dëkkandoo yaakaar naa ni bu yuuxu jibee ñoo ñu lay njëkk a wàllu te yaakaar naa ne bu fekkee 2011 ba léegi vraiment ñi ngi def ay jéego ci bopp association bi daa fekk ne wax dëgg yàlla ay kilifa di ay mag mais jigéen ñi surtout ñi ngi siñ ginnaaw di ñu jàppale kon ñooñu awma seen fay dama leen di gërëm di leen sant mais également
partenaires yi nga xam ni journée bi mooy 4e édition mais ren particularité bi mooy dañoo am ay sponsors yoo xam ni mais également ay collaborateurs yoo xam ni partenaires yoo xam ne ñëw nañ dugal ci seen loxo gën na may li nga xam ne moo di journée bi doole. loolu également tamit lu ñu rafetlu la di ci gërëm képp koo xam ne rek contribuer nga à la réussite de cette journée merci.